aywa Chérif yéen kaay ak la ñu xëyee ñu doore ko l'observateur ñëw ci élection législative yu 2022 ci weeru juillet bi gis nga ko opposition bi ak jeu de dupe bi nga xam ne ci la nekk ñoom ñiy xeex parrainage bi di ko ñaawlu ci jamono jooju ku ci nekkoon dem nga ci direction générale des élections jël fa fichier bi nga xamante ni kon rawatina kon fiche bi lay may nga mën a remplir yooyu parrainage muy Pastef bu Ousmane Sonko PDS bu ñoom Karim Wade bokk gis-gis ak Pape Diop gëm sa bopp Bougane Gueye Dany ñoom ñëpp daal retiré nañ kon fiche yooyu mel ni kon daal seen jeu bi ni jeu kenn xam ko ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ku jege journal bi daal di ñëwaat également ci li nga xamante ne rek mooy ñi teeñ waaw nekk ci seen borom kër daal di dëddu mel ni kon traumatisme beeg jafe-jafe yi nekkee def na ci gëstu ñëwaat ci forum mondial de l'eau bi am fële ca Diamniadio mel ni kon ndox mi am na beneen fànn boo xamante journal bi daal di ñëwaat muy kon rek gis nga ko sacralité wàllu ndox mi ay kilifa diine ñoom ñoo ko wax gis nga ko noonu muy jàngu bi ba ci ay imam dem kon teewee nañ rek li jëm ci panel yi ngir wax kon ndox nga xamante ne kon fi mu toll ci wàllu diine et puis Amina Badiane a ngi nii jiite kon comité d'organisation Miss Sénégal moom soxna si gis nga ko démb déglu nañ ko fële ca police nee na nag dina plainte ñi ko doon tiiñal ci dëkk bi Kader Gadji bokk na ci di acteur boobu Mamiko moom it doon ko weeje ci li nga xamante ne mooy internet bi kon avocat yi daal plainte yu bees yooyu dinañ ko am fedd naa ko léegi nii soxna Fatou ñëwaat na ci qualification coupe du monde 2022 mel ni kon rek finalu CAN baak lépp loo xamante ne match contre l'Égypte moom mi daal jàpp na ni Sénégal ak africains yi daal ñi ngi xaar bu baax a baax Sénégal ci boobee coupe du monde. enquête. ñëw ci parrainage beeg fichier électoral carte électeurs yi démocratie sous tension la ko tuddee li ko waral rek mooy gis nga ko ni dënnu yi jógee ci jamono ji nga xamante ni kon ñi ngi waajal boobee processus électoral professeur Moussa Diaw daal dina ci yëkkati kàddu moom mi nga xamante ni xam-xam màcc na ci wàllu politique et puis accident bi juróomi doomu aadama ñàkk seen bakkan démb ca Mbour mu tuddee ko kon tragédie inacceptable loo xamante daal gis nga ko rek défaillance humaine la nit a ko waral journal bi daal di ñëwaat également ci Macky Sall mi nga xamante ni pont Foundiougne bi mi ngi koy désenclavé. Le Quotidien. ñëw gis nga ko muy Assane Maguette Diédhiou moom nag ab soldat la boo xamante ni waa MFDC ñoo ko faat ci opération de sécurisation bi armée bi doon amal tragédie familiale maanaam dafa mel ni njig-njigéen ndax way juróomu góor moom it gis nga ko waa MFDC ñoo ko faatoon am na ci ñaari frère am yoo xam ne ay militaires ñoom it noonu lañ décédé gis nga ko confidence su yaayam tamit muy soldat bi nga xamante ni ñaanal ko yàlla mu yaram ko gis nga ko mi ngi tamit marché public dafa mel ni ARMP léegi tey mu faatu daal di jox place am waa ARCOP démb na gis nga ko dogal bi nga xamante ni conseil des ministres jël nañ ko ci fabrication vaccin dafa mel ni kon gis nga ko IPD mi ngi ni Institut Pasteur bu Dakar ñi ngi préparé ñoom it benn vaccinopole bu mag fële ca Diamniadio. ci noonu daañu ci amal dalal sunu invité ci ñaareelu pàcc bi. incha allah aywa Le Soleil. ARCOP ba léegi rek remplacé kon autorité de régulation des marchés publics gis nga ko rek muy autorité de régulation de la commande publique moom nag gis nga ko compétence bi jàpp na ni mooy gën a yaatu yu autorité de régulation des marchés publics wante nag gis nga ko délégation des services yeeg lépp loo xam jëm na ci ay contrat partenariat public objectif bi buñ sukkandiku ba léegi ci ñu ko fi sos mooy xool rek transparence maanaam celleen bi ci wàllu bonne gouvernance buñ sukkandiku ba léegi ci li nga xamante ni moom mooy comité conseil des ministres et puis explosion la xamoon mooy ammoniac ba xamoon ca Sonacos xam naa di nga ci ñëwaat fanweeri at ginnaaw loolu rek journal bi def na dossier ci li ñu tuddee drame industriel maanaam di ngi rek ay jéye yoo xamante ñi ngi am ci barabu liggéeykaay di faat doomu aadama tey nag la bis bi na jagleel xeex wàllu tuberculose ba tax na kin dénk wàllu tamit am na chiffre yoo xamante ni joxe na ko fi dañ ko gën a yaatal au Sénégal un jour dans le monde daañu dellusiwaat ci la xewoon ca Bel Air ak explosion boobu léegi aywa ñu wax ci libération rek gis nga lii xewoon na fële nga xamante ne moom mooy ca Ndar Géej muy soxna si di mama jigéen ñing moom nag ca Ndar la gis nga ko yaayam frère am ba ci sax ñoom tantam jàpp na leen yóbbu ndungu sin tëj leen placé na leen kon sous mandat de dépôt ngir rek kon ak tamit faru ki nga xamante ni mooy moom soxna si ay révélation def nañ ko ci wàllu enquête bi faamu 31 bi nga xamante ni kon dañ ko faatoon ci néegam ay paaka lan ko jamoon lii tamit jëyee la joo xamante ni kon muy bébé Kadia encore loo xamante ni rek muy acte monstrueux la kii kon fukki weer ak juróom benn la am ñu daal di koy sànni ca ab teen comme la xewoon bërki dem fa li nga xamante ni moom mooy ca Kédougou village ba nag ma nga nekk ca Vélingara lan moo tax kon yaayam ak tamit maanaam jarbaatu yaayam bu jigéen tamit ñu daal di leen di rek ñoom it bi ñu dellu sowaatee ca kër ga nga xamante ni kon fa la yaay ji doon say tension bi daal di yokk ba nga xamante ni kon moom gone gi daal ñu mujj def lu ni mel journal bi di Libération moo ñu ko xamal. aywa La Tribune. ñëw rek ak waxtaan bu mu seq ak ancien député maire bu Dakar buy Khalifa Sall moom dootul nangooti ñu jël ab homme politique di ko tëj kaso ci ay raisons politiques loolu la daal di wax ba tax na moom jàpp na ne Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias daal acquitté na leen dossiers yi nga xamante ni ñu ngi leen koy toppee ci wàllu yoon dara raxos ci lu dul politique moom Khalifa Sall moom wax lu ni mel et puis nee na tamit gis nga ko dinañ def rek lépp loo xam mooy manigance politique ak bu répondre
répondre aussi de manière politique. muy ay dànkaafu yoo xamante ni moom Khalifa Sall def na ko gis nga ko affrontement ak tamit li nga xamante ni moo xewoon ca ville bu Ndakaaru démb soxna Faty accident bi accident Mbour bi accident Mbour ki ko waral amul permis mooy ñàkk yar gi ni wax rek ci amul permis moom la information bi joxe je pense que mun nga ci taxaw Chérif mu ngi nii sans permis le chauffeur du camion retrace le film de la tragédie muy lu doy waar loo xam ne gis nañ ko ci tali bi soxna Faty à chaque fois donc naka la def ba romb tamit ay contrôle ay alkaati loolu tamit lu jar a taxaw seetlu la très bonne question aywa ñu dem ci Walf Quotidien waaw muy création ba léegi rek autorité de régulation de la commande publique at ko bi nga xamante ne remplacé na kon ARMP nga xamante ne kon en super gendarme buñ sukkandiku en tout cas ni ñu ko taggee moom jeeg bu bees bi jàpp na ni am na doole xam naa dinañ ci ñëwaat gën ko yaatal et puis tamit gis nga ko Assimi Goïta dafa mel ni kon est-ce que jëmun sax ci daal di rek lever sanction yi nga xamante ni CEDEAO def na ko démb gis nga communiqué bi ci CEDEAO def moom prié nañ ko sax mu teewee ci ay sommet chef d'État aywa les échos commencé na nag ci match bi nga xamante ni ñi ngi koy xaar suba Mohamed Salah ngi nii capitaine bu Égypte gis nga ko dafa mel ni kon neer yi commencé na nag buñ sukkandiku journal Mohamed Salah ne moom incha allah buñ daal bëgg na ñoom ñu daal di gagné match bi ñoo gis nga ko tamit Lions yi Sénégal dem ca Caire ak retour bi nga xamante ni ñi ngi koy xaar fii ci Dakar semaine prochaine boo saagonul fédération bi li muy xaar ci ay recettes bénéfice war naa toll kon ci 1 milliard ci ay francs CFA et puis tamit muy li xaw ci ba léegi rek ci CBAO Attijari Bank fan yi tamit coow yi bëri na fa trop ci wàllu rek syndicalisme ba tax na liggéey bi gis nga ko Pape Doudou Tunkara moom am na ay révélation yoo xam def na ko muy harcèlement ci travail ak ay dénigrement ci ay syndicats ak lépp loo xam daal ay jafe-jafe la yoo xamante nemmeeku nañ ko fan yi soxna Faty ci boobee kër bés bi le jour daal di ñëwaat rek ci Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni kon nee nañ reconquête Dakar lañ bëgg ak opération commando bi nga xamante ni Augustin Tine nekk directeur cabinet bu président Macky Sall moom it gis nga ko mi ngi ci doon def conférence de presse ngir rek kon daal di rek dajale gars yi bu ko defee kon xaajaloo bi ñu daal di koy xëy et puis tamit ARCO bi nga xamante ni mooy remplacé ñii di autorité de régulation des marchés publics journal bi daal di ñëwaat également ci mbuub mi nga xamante ni moo jiite sàmm jikko yi kon ñoom xam na ni léegi ñoom doon ay saint gis nga ko ñaamee tamit affaire taalibe yi nga xamante ni ñoo xew fii ci Dakar ak leen fi ñëw trafic de migrants lañ ko tuddee aywa L'As Quotidien daal di ñëwaat ci police bi nga xamante ni dicté na loo am manifestant yi doon xeex démb rek ngir ñu daal di fi supprimer loi sur le parrainage gis nga ko dañu quadriller woon ville bi mel ni kon Dakar dafa nekkoon état de siège ñoo jotoon a jóg sax ñoom Guy Marius Sagna jàpp doon leen laataa ñu leen di bàyyi et puis passation des marchés état bi nga xam ne day créé kon beneen autorité de régulation Lions yi démb egg nañ fa li nga xamante ni moom mooy ca Caire soxna Faty aywa ñu jàll ci benn yéen kaay muy Vox Pop waaw gis nga ko muy parrainage bi lu toll kon ci fukk ak juróom-ñett yi activistes yoo xamante ne arrêté nañ leen muy Guy Marius Sagna Dame Mbodj ba si ñoom Baye Niass laataa kon police di leen bàyyi muy manifestation boo xamante ni dafa avorté aljuma sow bu gis nga ko Pastef a ngi nii moom it am na loo xamante ni wax na ko ci rek moom jàpp na ni daal fausse solution la ndax parrainage ak parti yu bari yi daal dafa jàpp ni kon du moom mooy saafara maître Ousmane Seye ak Cheikh Bakhoum gis nga ñoom danoon ndeerteelu ci élection locale yu passé fële ca Grand Yoff jël nañ acte kon ci défaite bi nga xamante ni am nañ ko ca barab ba soxna si aywa surfa Talla Gadiaga moom mooy maire bu Malika dafa mel ni gis nga ko rek waa procureur de la République moo requérir rek ay peine yu rëy sax ñu teg ko ci moom ñu topp ko rek wàllu foncier wàllu suuf sax ku ne xam na ni foofu tamit yenn saa yi jafe-jafe yi daal dina fay bari ba tax na rek kon moom procureur bi ne nan ko rek yóbbu ndungu siin mi ngi noonu journal bi daal dina ci ñëwaat et puis mu ne ça s'appelle flop maanaam daal ñu activistes yi woote woon ca place de l'Obélisque démb gisul kenn muy Dame Mbodj ak ñoom Guy Marius Sagna Le Témoin mooy leen ko tuddee rek ñëw ci li nga xamante ne mooy liy xaajale opposition bi ak pouvoir bi jëm kon ci loi parrainage électoral bi mel ni kon mu ngi jàpp ne rek dialogue de sourds kenn mënul dégg sa bopp ndax ànduñ ci li nga xamante ni kon moom la nar a samp loolu gis nga ko Omar Gueye ak ki nga xamante ni tamit mooy Ismaïla Madior Fall yi ñàkk seen ay collectivité locale bi ñu doon xëccee rek lii di élection yi ñoom it journal bi daal di ñëwaat ci moom gis nga ko juróom-ñaari nit sax finalement la daal di wax ak tamit en 2 jours ci voilà ci doomu aadama yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan journal bi daal di ñëwaat ci li xewaat ci tali bi encore une fois rek soxna Faty ni ñu koy waxee muy comportement yi aywa Sud Quotidien ñëw ci li nga xamante ne mooy mobilisation citoyenne contre parrainage bi mel ni kon gis nga ko rek préfet bi daal yàq na xew-xew li ko waral mooy jël alkaati yi teg leen ci mbeddi Dakar yi rek ba ñoom ñu daal di rek xañ leen lu ni mel et puis Synpics tamit gis nga ko jël na combat bi jëm kon ci travailleur Le Soleil APS ak Excaf muy loo xamante ni journal bi daal di ñëwaat ak juróom-ñaari nit yi nga xamante ni ñàkk nan seen bakkan gis nga série d'accidents yoo xamante ni sur la route démb la xew. aywa Record Sport. tàggat yaram waaw gis nga ko noonu rek ak Ablaye si kii di Aliou Cissé moom fidèle sa défense mi ngi nii dafa mel ni kon ki nga xamante ni mooy Sabali ak tamit malgré retouram daal Bouna Sarr mi mooy nekk kon ci lafun ndeyjoor bi moom nag xam naa dafa maintenir rek ni mu ko doon joué ci Coupe d'Afrique bi passé et puis tamit gis nga ko ni on a ni Mbappé ni Messi mais on a Mané kii nag El Hadj Diouf moo ko wax gis nga ko nii.
moom Sadio Mané wax na dëgg ñooñu amul leen lu ñu yóbbalee ki nga xamante ni kon mooy Sadio Mané étant donné que Messi à la retraite na ba fu mu football ñu yoxoo ko. stade. ñu jeexale ko rek gis nga ko les Lions ngi nii ñi ngi tamit respire confiance ak sérénité bi nga xamante ni vol bi moo leen doon yóbbu démb fële nga xamante ni ñoom mooy ca Caire yegg nañ fa Sadio Mané gis nga ko rek demaat na rek ngir battre record ki nga xamante ni kon moom mooy Henri Camara waaw Sadio Mané ndax Henri Camara moo nekkoon meilleur buteur dans l'histoire de l'équipe nationale mais waajaa ngi koy bëgg a dab nag dafa mel la des bëriwut bu dugalee dugalaat romb ko. très bien sunu lamb. waaw gis nga ko rek ñëw ko ba léegi rek ci battre Bombardier ak tamit li nga xamante ni kon mooy accompagner kon bunt bi loolu la daal di wax rek muy Pikine gis nga ko muy ñaar combat bi nga xamante ne daa dox ci diggante Eumeu Sène ak kii di Bombardier noonu rek dafa mel ni kon enjeu combat bi ñoom ñaar yëpp daal dina ci ñëwaat soxna Fatou. c'est la guerre des mots en attendant affiche bi di ñëw kenn ku nekk yaa ngi wax li nga mën ngir déstabiliser sa morom Chérif ñu ngi lay jaajëfal bu baax je pense que mën nañ jël soit ci information bi yenn kaay yu bëri xëyee mooy lu jëm ci ARMP commande loolu nag autorité de régulation commande publique moo ko wuutu Malick Thiandoum. waaw dëgg la li nga xam ni rek moom la ñu mën a jàpp moo di ni ci bëgg-bëggu président de la république ARCOP moom mooy remplacer ARMP nag ci ñi ko xamul mooy rek kuréel gi nga xam ni moom la ñu tegoon ngir muy saytu lépp lu jëm ci wàllu marché public naka la ñu koy jëflante lépp lu jëm également ci ay recommandations ak itamit fexe ba ñoŋal lépp lu nga xam ne dafa jëm ci li nga xam ne mooy code des marchés publics maanaam ni ñuy jëflante ku ne xam na ni ci wàllu contrat yeeg lu ni mel doon na am ay sooxe ci wàllu passation de marché yi daan na am itamit ay njuuj njaaj yu ci doon am wala boog ay ñàkk a leer xëy na li nga xam ne moom la président bëgg mooy gën a dooleel autorité boobu daal di koy tudde nag autorité de régulation de la commande publique li nga xam ne moom la ci jublu rek mooy la mu waxoon mooy gouvernance bu nga xam ne gën na leer waaye tamit lépp lu jëm ci code des marchés publics ñu gën ko ñoŋal gën a dooleel autorité bi ba nga xam ni dina mën a jël yenn dogal yi parce que xëy na ci ARMP am na fu nga xam ni fa la ay limitam yemoon limite yooyu nag moom la ñu gën a étendre gën a dooleel ki nga xam ne moo di ARCOP pour mu mën a nekk presque gendarme ci wàllu code de passation des marchés ci wàllu contrôle ak partenariat transparence et bonne gouvernance daal moom la ñu wax gën a joŋal système bi nga xam ne ak gën ko renforcer moom moo nekk en place. aywa Marcel. waaw il faut noter juste que c'est depuis 2017 par exemple Saër Niang nekk fi directeur enfin je sais même pas s'il est toujours directeur général de l'ARMP moo defoon annonce bi. Donc faut dire que c'est à la suite d'un long processus ni ko Malick waxee prétexte bi c'est la bonne gouvernance ainsi que la transparence ci wàllu marché public yi li ci bees peut-être mooy li nga xamante ne moom mooy accent bi ñu def ci partenariat public privé on espère parce que bëri nañ fi ay organes yoo xamante ne ñu ngi gérer wàllu bonne gouvernance transparence ak yeneen xeet corruption yi di mel mais les résultats ne se font pas sentir sur le terrain donc on espère que dina am lu muy indi mu di excusez-moi une sorte de tendance en fait si on veut parce que kii di réewu Burkina Faso par exemple ñoom ils ont la même autorité de régulation donc ARCOP ñoom tamit c'est en fait prétexte bi mooy benn directive numéro 4 bu UEMOA bi nga xamante ne moom moo ko génne woon qui porte sur les marchés publics et délégation de services publics complétée donc par l'UEMOA qui a ajouté une nouvelle directive sur les partenariats justement publics-privés. Donc Saër Niang lors d'une présentation étude ci exploitation décision avis comité de règlement différents ARMP diggante période 2014 ba 2015 moo doon déclaré ne dans toutes les institutions de régulation on est en train d'aller vers des réformes institutionnelles organisationnelles avec un texte fondamental unique un code de la commande publique donc partout les gens sont en train de passer de l'ARMP vers l'ARCOP mu ngi ko doon préciser sax que le Burkina Faso était pionnier dans ce domaine-là. Très bien merci beaucoup Marcel Chérif rapidement. waaw ni mu ko waxee noonu la parce qu'il cite le Burkina directive yooyu muy 4 beeg 5 bi nga xamante ni UEMOA moo ko fi def juróom-ñetti réew yi bokk ci UEMOA yëpp am nañ xeetu organes yooyu nga xamante ni kon li ko war moom moo tax sax foo mën a nekk ci UEMOA bokk ci pays membres yi wala ngay citoyen mën nga soumissionner dans tous ces pays-là maintenant je
pense que li am solo mooy du ay institution créer institution te joxoo ko contenu wala joxoo ko doole aussi la même chose parce que li Marcel di wax ak ni ñu koy taggee président wax ko démb loolu la ñu wax ci OFNAC mais loo ci gis est-ce que OFNAC am na efficacité alors que président def na woon li tax ma créé ko mooy samay ñooñ et cetera wàllu corruption ñu xeex ko tey la corruption bi gën a bëri ci réew mi OFNAC a ngi produire ay rapport di ko jox le procureur de la République mujjul fenn bu dee nag autorité de régulation des marchés publics bi la même chose ci jamonoy Abdoulaye Wade par exemple bu doon génne rapport gis nga événement bi ñu nekk la preuve mooy depuis 2019 ARMP génnewul rapport donc y a 2020 2021 ñaari at a ngi nii toog nañ ko génnewul déjà mu violé rek déjà loi bi nga xamante ni moom moo ko créé parce que boo xoolee article 2 bi li mu wax mooy décret bi régir li nga xamante ni mooy fonctionnement autorité de régulation des marchés publics def ne ARMP dafa war a produire un rapport annuel sur son efficacité fiabilité bi nga xamante ni mooy système passation et d'exécution donc bu fekkante ne dañ doon toog sax rapport yi nañ ko doon produire jox njiitu réew mi wala ñi nga xamante ni jàpp nañ ni dañoo luubal ñu jox ko procureur de la République mu ubbi ci enquête loolu amul mi ngi wax Saër Niang depuis 2017 par exemple dem na retraite moom mi nga xamante ni mooy directeur bi kenn remplacé ko ñu koy jox di ko yokkal donc muy loo xamante ni c'est un sérieux problème yoo xam ne bi fi Macky Sall ñëw ba léegi gis nañ ni quand même dafa néewal doole ñi nga xamante ni mooy organe de contrôle yi OFNAC bokk na ci Cour des comptes bokk na ci li ñu doon wax ci wàllu corruption également bokk donc buñ fi créé di beneen structure tam te joxuñ ko beneen doole retour de situation rek lay demande étant donné que Macky Sall mi xam na parce que décret bi nga xamante ne moo contresigné création ARMP bi ak 25 avril 2007 jamono Abdoulaye Wade donc c'est le Macky Sall en tant que premier ministre moo ko signé woon donc je pense que du am benn jeexital tant que kon ñoom ñi nga xamante ne ñooy woy politique yi changé wul bàyyi di protéger seen nit parce que ku ne xam ne fii gré à gré yi bari na fi yaama neex yi bari na fi ci wàllu marché mais du mujj fenn très bien merci beaucoup 7 heures jot na ba tegal ñaari simili léegi ñu jàll ci un jour au Sénégal un jour dans le monde